dem fan dem ndax lan bàyyi ko moom dem ngir xeer bu bare bi dem ndax kenn bu neex du làkk junga wolof nataal yu xóot a xóot naan misaal chers internautes ñu ngi leen di nuyu tey boo leen gisee fi ñu taxaw yaakaar naa ni kenn du leen ko wax pont bi nekk sama ginnaaw xam ngeen ni ñi ngi ndax nag dañ fay ñëw ndax dañoo am émission bu bees tàq bu leen indil bu tudd parcours nag ñëpp nañ nar a dalal duñu bàyyi kenn muy musicien di animateur di journaliste di politicien fii daal ñëpp nar a jaar ci parcours nag yow mi ñu jël dag ñu fas yéene wax sa parcours fépp foo xam ne rek marqué na la ci sa dund ñu dem fekk la fa daal di def ak yow émission bi moo waral suñu teewaay fii ci Ndar ndax ki ñu jël parcours am Ndar da ko marqué bu baax doomu Ndar la juddoo Ndar la màggee balaa moo ñëw Dakar ki ñu jël di ngeen ko découvrir muy tonton Libaas nekk ci Madior ak Dior ñeneen ñi naan ko grand-père tonton Libaas nañu wan parcours am de Ndar à Dakar. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi mbokki internautes ñi seetaan di safo Pikini Production donc maa ngi nuyu ñëpp tout d'abord damay sant yàlla julli si yant bi sant samay ñaari waajur di sant Serigne Touba Xaadimul Xadim ndax damay taalibe Serigne Touba di nuyu baax a baax sama waaji sëñ Maxtaar Mbàkke ibnu Serigne Bara Falil di ko wax Mbàkke yàlla na fi yàggal tànd ko wér di gërëmaat sama papa bu baax a baax yàlla bàyyi ko fi lool mu yàgg fi wér awa Cheikh Bouy yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool tànd ko wér ba suñu yéene ci li ñu ko bëgg a defal li ñu leen bëgg a defal ñoom yàlla mottali ko donc di présenté waat maa ngi tudd grand-père bien sama tur dëgg Babacar Gueye la mais ñëpp grand-père la ñu xam nekk tonton Libaas nekk Serigne Madior ak Dior ñu may defal émission parcours donc muy émission ma neex ma am nag enfance bu terrible donc ma ciblé lii nga xam te ni jot na ma marqué sama àdduna ndax def naa lu ne liggéey naa tali décoration faux plafond liggéey menuisier et tout mais li ma gën a marqué mooy fii d'abord sama kër yaay ma nekk muy Saint-Louis Ndar bi moo ma gën a marqué di ma ndaxte liggéey naa hôtel jaar naa fi géej def naa fi nekk naa fi mool donc Dakar aussi théâtre may def aussi téléfilm théâtre may def fii laa ko njëkk a commencé avant may dem Dakar donc Dakar aussi jaar naa pharmacie liggéey naa des tas de trucs am enfant bu terrible dañ la dem tool ya donc nappi ay jën jàpp ay vers de terre et tout def des choses yi nga xam ne c'est pas hygiénique donc mu nekk parcours bu extraordinaire bi nga xam ne jàngee naa ci plan yëpp mais li ma gën a marqué donc Saint-Louis la muy dëkk bi nga xam ne gannaaw Touba su ma doon jënd kër Ndar laa ko jënd ndaxte damay doomu Ndar tabaarakallaahu ci yaay ci papa moo tax daal xam naa ne Yacine di ngeen ànd ak aventure bi ak Yacine ngeen xool parcours grand-père parcours tonton Libaas mais aussi parcours Babacar Gueye mi sama tur dëgg may nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp xam nañ ni nag dina neex dina xumb incha allah rek Yacine préparé di nga tilim di nga salte parcours Babacar Gueye ko grand-père ñi naan ko tonton Libaas moom nag fii la ñu indi fii la nar a déparé li nga xam ni mooy parcours am fii la nar a déparé mu indi ñu fi nga xam ni mooy Hydrobase hôtel Mermoz foofu la ñu indi. Yacine waaw hôtel Mermoz fii la ñu commencé mais boo xoolee fii laa gëj a liggéey bu jaar yoon parce que mu fi jógee rek dama songu théâtre automatiquement boole tuma xool lenn. mais lu ne liggéey naa ko nag wax naa la ko ci dépôt bi def naa décoration faux plafond menuiserie je me rappelle bi ñuy jàng bu vacances bi san jot dañuy dem def ji liggéey ji tali ci Pa Ibrahima Cissé donc mais fii laa jàngee ni laa xamee lépp ci wàllu liggéey ci wàllu comportement ci wàllu rigueur ci wàllu gëm ni liggéey mooy tax nga avancé ndax mu fiy dugg dama fi dugg par le biais de mon grand frère qui était
l'adjoint directeur de l'hôtel même bi ma fi duggee directeur bi fi nekkoon man neexuma ko woon dans un premier temps muy du ma tudd turam donc bi ma ñëwee ñu jël ma mu ne ma dama defar plage bi géej dafa mel ne da nga ne ma defar ko ma dem defar géej gi patron bi ne ma comme li nga def nga leen dugal ci biir kër gi ma dugg ci biir hôtel bi di yéeg étape par étape dem ba egg ci benn niveau bi donc fii jàng naa fa lu bëri xam naa ne boo duggee di gis hôtel bi mu mel et puis di nga xamante ne Philippe le Grand li ma wax tout le temps ne Philippe le Grand il a beaucoup fait pour moi il a trop même fait pour moi ba bi may bàyyi neex ko woon jour may quitté hôtel bi dem moo tax oto bi yow ba sama bundu kër yëkkati xaalis bu bëri jox ma ne ma heure boo bëggee liggéey ci oto bi ñëw ma jël la kon kooku bi ngay bàyyi neex ko woon donc xam naa loolu bàyyi ñu dugg ñu xool lan laa fi nekkee woon donc mi ngi doon mais parcours daal comme di ma ko waxee rek fii laa gëjee liggéey mais fii la ñu tàmbalee mais fii laa gëjee toog liggéey ci entreprise. Voilà, donc je m'appelle Philippe le Grand, je suis de nationalité belge, je suis à Saint-Louis depuis plus de 25 ans et je suis donc hôtelier à Saint-Louis. Je suis le propriétaire, directeur de l'hôtel Mermoz à Saint-Louis. Alors grand-père, c'est une longue histoire parce que son grand frère était mon directeur adjoint à l'époque. Et puis je connais une bonne partie de sa famille. Et puis il y a grand-père qui a un peu postulé pour son premier emploi dans la vie, je dirais, professionnelle. Et puis il a commencé ici grâce à son grand frère. Au début, il était journalier. Donc journalier, il a commencé à faire le nettoyage un peu du terrain, etc., l'entretien. Et puis très vite, on a vu que c'était un bon élément. Travailleur, comprenant les ordres, scrupuleux et surtout très ponctuel parce que j'ai un petit point faible, je suis très à cheval sur la ponctualité. Donc ici on a un hôtel, c'est sûr qu'on emploie plus ou moins 35 personnes et donc il y a des horaires stricts. Et le problème ici, c'est souvent les horaires un peu aléatoires du personnel. Et moi, je suis assez strict. Lui, c'était un des seuls éléments qui a très bien compris que quand on commence à 8h, ben on est à 8h moins 10 pour être sur son lieu de travail et être directement prêt. Donc j'ai vu, tiens, étonnamment, il était très, très réactif aux ordres donnés. Il a travaillé dans l'entretien donc au départ, puis il est monté comme valet de chambre. Il a travaillé aussi dans le service ici au bar et au restaurant, donc il a vraiment gravi tous les échelons qu'on peut faire en hôtellerie. Il a fait combien d'années ici? Il a fait, à mon avis, plus ou moins 3 ou 4 ans, je crois plutôt 4. C'est lui qui a voulu tenter sa chance ailleurs, donc il avait appris, je dirais, certaines choses, la rigueur, travailler en équipe, respecter les ordres d'un supérieur, etc. Et c'est sûr que pour moi, dès le départ, je me suis très vite rendu compte que sa place en tant que serveur, etc., il valait beaucoup mieux. Et puis, c'était évidemment avec regret qu'on l'a laissé partir, mais je savais très bien qu'il allait faire de belles choses après ici, son passage ici à l'hôtel Mermoz. Grand-père mi nekk na nit ko xam ne oyof na hydrobase bi mu fa dëkkee dama ko naan yow grand-père man am naa fi 22 ans yow nag amagoo fi xaw ma ay at dong nga fi am mën nga nekk chef du village yu hydrobase grand-père oyof tooy na lu ma ko def loo mu def ko su ma ko yéene woon marché sax dana daw dem def ko bañul dara di galéré nag di daan dooleem hôtel bee la fa nekk di liggéey lu ñu ko sant dina ko def dina rato dina def lépp looloo tax ñu respecté ko waaw loolu tax Philippe bëgg ko ndax jàmbaarteem ak bëgg liggéeyam fu mu toog mën na fa yendal ñëpp ndax kafagre du mer dama ko mere woon mu génn lu ma ne ko yow doomu amoon loolu loo fayee néeg te ngaa ñëw fii kër gi nee na yàmbalang néeg yaa ngi fii mu naan day dem géej mu dem géej ñett ma woo ma ne ko soo bàyyi
géej ma woo sa papa ndax fii doo fi deewee ndax amoo mool amoo mbokku mbol ba ngay dem géej bu demee géej ñoo jàpp indi jënam man ko du tee daa bàyyi ndax fii doo ko fi deewee sët bi moom may jëkk wax maam tonton grand-père waaye macha allah rôle bi mu si joué rôle lu ñëg bi mu si joué man bu génn dama leen grand-père dafa mel na rek ku nekkoon Côte d'Ivoire moom ak tagalu koppateem waaw mais macha allah waaw rôle bi baax na li ma ko si metti rek mooy kii ba nga ko jox béy wañ ko jox ni nga demal saraxe ji mu dem di ko def di fi ma nekk ni mooy hydrobase fii laa doon quitté dem géej ànd ak sama benn grand bu naan Jibi Jaw bi ma arrêté hôtel fii laa njëkk a ñëw ñoom Jibi Jaw jàngal ma napp yóbbu ma géej def ma may mool. man la Jibi Jaw c'est que dañu ñëw pour defal grand-père témoignage ma sawar si loolu ndaxte dafa daa ànd ak man dem géej mu nekk ni ku nekk jàmbaar nit ki nga xamante ni nangu na loolu baax ca maa ngi fàttaliku jour bi mu jëkkee dem géej waaw daan nañu dem ay 70 kilomètres 80 kilomètres si biir géej ànd loolu foofu dafa am ay bateau suñu première dem géej bu def benn at bu ma jaaxal boo xamante ni damay koy kontaan ba fi mu toog nii dama siy kontaan lool le jour boobu dafa gis benn bateau si guddi gi bu mu gisee ni ma ay Jibi ma ne mu nga xoolee bateau bee wax na it bi ma ko xoolee mu nekk bateau boo xam ne teggi nañu li ñu teggi bi mooy dévié na jaar na nu beneen boor ma ne grand-père bu bateau bi am problème fi mu jaar nu maanaam duñu laal ndax ñun ñu yàgg si géej dañuy faral di xam loolu bu ñu bateau tegee si ñun dañ koy xam bu ñu teggee dañ koy xam bateau bi teggi ñu mën ko am problème te it mu nekk ki nga xamante ni guddi googu nelaw ko ba biir set te des fois nit day faral di dem géej bu duggee si géej gi da ngay gis mooy am ay problème di neer mooy sa bopp di métti wala say biir di métti affaire te yooyu yëpp fekk ko si mu nekkoon jàmbaar si yooyu jamono nekk jàmbaar lool si première dem géejam il continue na si ba am 3 mois si géej gi quoi mu nekk ki nga xamante ni damay sawar si wax ak moom comme do ne nekk nii ñoo ngi daan faral dem ay 3 heures soir wala 2 heures añ ba pare dem bu ñaan ñëwee ba pare dem fanaan yow misaal parcours grand-père de Ndar à Dakar la ñuy wax boo ñu gisee grand-père yenduloon nañu Ndar expliqué nañu endroit yi nga xam ni yëpp marqué na parcours am ñëw na fii tamit ci HLM Las Palmas mooy fi mu dëkk indi ñu ci pharmacie bi grand-père ba doo pharmacien di ko nëbb. non du ma pharmacien. seulement fi ma la andi fii bokk na ci lii ma gën a marqué parce que par le biais de Aïcha Mbaye moo ma andi fii ci pharmacie bi donc yàlla moo ma boole ak moom mu boole ma ak borom pharmacie bi madame Ndiaye mu jël ma ci pharmacie bi donc am ci man confiance boobu sax xaw ma la moo tax moo ko ci man je me suis toujours posé la question loolu moo tax madame Ndiaye am confiance ci man ba lépp luy jëm moo xam facture pharmacie bi la lépp lu ñu pharmacie sama loxo la ko teg. maanaam doo pharmacien. doo pharmacien da nga nekk rek koo xam ni yaay recevoir courrier yi wala. waaw bureau courrier. Parfois garab maa ko jëlee ji. et tout def commande yi andi ko waaw loolu laay liggéey ci pharmacie. parce que kuy liggéey ci pharmacie rek dañ la naan pharmacien. mais avant ñuy ñëw ci Aïcha Mbaye ak madame Ndiaye mi nga wax sànq nga xam ne jàppale nañ la da nga nekkoon Ndar. wan nga ñu endroit yi nga nekkoon wax nga ñu tamit ni li yokku tax nga ñëw Dakar. sa liggéey nga bàyyi topp li nga xam ne mooy art bi mooy théâtre. expliquez ñu une fois ici naka la demee. waaw ba demee Ndar jaar na hôtel ma wan li ma bàyyi ndax théâtre bi donc bu ñu ñëwee Dakar aussi ça a été difficile. parce que da ngay def métier bi nga xam ñu bëri bëgguñu ko wax naa leen sama papa mon père a toujours voulu que je sois transitaire tax ma sa bëgg ma nekk transitaire di liggéey ci wàllu transit loolu yóbbu na ma fu ne STIA du ma tudd ay turu entreprise parce que bon boobu sax amul sama papa moom du ma tudd turu entreprise pour ma liggéey ko maintenant excuse-moi léegi nit ñi dañuy wax kii li mu def du ci dem léegi bi ma toogee ci kon bi mu taroon ku nekk naa man métier bi doo ci dem may def ji répétition du jeu ay théâtre nawetaan doo am dara contraire sax loo foraatu ci théâtre nawetaan nga koy dugalaat loo am def ko ci théâtre bi ba yàlla boole ma ak Aïcha Mbaye boole ma madame Ndiaye léegi nag sama relation yi gën a ubbeeku maanaam sama relation yi gën a ubbeeku fii la ubbeeku pharmacie bi donc def ay journée de sensibilisation yàlla dama boole ma ay médecins yu haut placé
loolu dem ba ma am relation ak ministère de la santé. ba lépp lu ñuy def ci wàllu wér-gu-yaram man la ñuy woo. mais Aïcha Mbaye daal mun naa ne c'est plus qu'une sœur. d'accord kon du par hasard nga choisir fii ci nga xam ne fii endroit bi ci parcours. waaw du hasard parce que. fii la lépp démarré. ñoom ñoo ma jàppale. quoi qu'il soit ñoom jàpp xam nga àdduna dafa bëgg ay dama laa bëgg sama magu bopp ngaa. sama yi ngaa maak sa ndeyee doon ànd yooyu moo fi bëri. mais nit ki la bëgg dëgg du wax. ñu naan nekk ci xef yi nekk ci xol yi ko gën. ñu la bëgg di la jàpp dëgg du wax. dafa am benn affaire bu ma marqué ci madame Ndiaye mi tey dafa am un jour ñu nekk ci pharmacie bi. mu sant ma liggéey. ma koy def mu ne ma soo paree nga ñëw kër ga dama laa soxla xaw ma sax lu may doyee. ma ñëw kër ga ba pare ñu ñëw kër ga toog gis ni ñuy dugg rek xaw ma ñuy dugg. nekk te taawam bu jigéen doon maye. ñoom dañ doon ñaan si. ñii ñaan si bu ñu ñëwee mooy la man Oulimata kii mooy man. kii mooy sama taaw bu góor loolu dafa rëy. mu ne kii mooy sama taaw bu mu ñëw def dara tànk ñëw. ba juru xew mu jël lépp jébbal ma. sama yoon new ci lekk. sama yoon new ci naan sama yoon ci organisation. loo def baax na jox ma caabi. moo tax moom xam na ma xam daal. madame Ndiaye mi ngi nii toog madame Ndiaye nag dégg nga li grand-père wax nee na bi mu jugee Ndar rek lépp après fii la tàmbalee moo tax mu choisir endroit bi nga xam ni mooy far sa pharmacie ci parcours am. sama xamante ak grand-père mën naa ne ci moom la joxe parce que moom moo njëkk a miin grand comme moom elle est très ouverte dans le coin grand da daan jóge fee yenn saa yi dama koy gis rek mu jóge fee ñëw dugg ci pharmacie bi comme dafa sax xorom wax ree bu benn jour ay dama defoon ne fii la dëkk sax fi muy jógee nii te boobu miin naa seen kër miin naa fi nekk xam naa comme moom du toog mu ngi fi toujours man xam naa ñëpp seen kër sauf moom te et puis comme nekk fi woon mu ngi woon Saint-Louis en plus léegi nag Aïcha ne moom moo ñëw kii grand-père la fii la dëkk kër ngeen fii ma ne ko léegi grand-père fa la dëkk man de man xaw ma ko fa après beneen jour mu ñëw nag sama ma ko gën a présenté ñu wax ma da ko yow kay fii nga bokk comme fii nga dëkk si lañ yónnante yam miinante mu dem ba nga xam ne ñu gën a xamante mu nekk nag xale boo xam ne dafa yaru xale bu déggal nit man bokk parce que dafa ñëw bu ñu waxtaanee jour bi ma njëkkee wax ak moom taxaw ci comptoir bi ñu wax lu yàgg ma xam ne yaayam gaañu na lu yàgg mais ñoom ñu nekk ak seen papa si kër gi te jàpp seen jàmbur ak seen ay jabaru frère rek lii kenn xamalu leen dara te xam naa seen kër parce que belle-sœur am presque sama doom la aussi moo may ñawal alors si la am ni naan te grand rek pharmacie bi yëpp dama nga xam da nga fa mel ni membre pharmacie bi bu ma yónnee dara sax mu ne in ma demal la ñun ba pare nag jub doon naa ko yónnee lu ne jox ko xaalis yóbbul mu fii defal ñu ndee parce que dafa dem ba nga xam ne ni doom ci man vraiment peut-être aw ma doom bu mag aw ma frère boo xam ne dina ma mën a jege benn kii bi mais moom moo représenté woon presque loolu fu ma ko yónni day daw dem ñëw wan ma toujours jub na ak discrétion. rapport frère et sœur waaw parce que grand dafa nekk koo xam ne damay sawar a wax ci moom parce que mën naa am lii bu doon keneen la sax du ma ci fekk mais grand dafa nekk koo xamante ne ba ma ko xamee ba léegi musul changé te léegi loolu moo jafe ci àdduna bi ndax da ngay xam nit tey bu subaa mu wan la beneen kanam mais grand musul changé. bi mu jógee Saint-Louis nekk ci koñ bi boobu ñun tamit ñun rek ñoo fa nekkoon presque ay jigéen yoo xamante ne ñoo doon xëy góor ñi le soir lañ doon def donc lu ci bëri dañ doon bëgg koo xamante ne moo fi nekk pas pour vigile wala dara mais koo xamante ne dafay présent toi waaw comme ni ma ko koy waxee chaque jour rek nee naa ko yow moom non violence daal laa ko tuddee parce que même boo jaaxlee ci côté ku la xaw a ñëw taxawal comme sécurité sax dafa xaw a côté boobu dafa sedd daal sedd mais nag tamit ku xam li muy def la ku bëgg li muy def la naan misaal ndaa xeetu ñàkk la naan moom ndox la ndaa pour ñëpp di naani ndaa naan la ko wolof duppee waay nit dina mën
grand-père nag yaa ngi mooy bëgg jaaxal ñu ngi nii sol suñuy gants mel ni ñu nekk ci laboratoire d'analyse yóbbu nga ñu Ndar ñu ne déetawaay nga wërloo ñu Ndar nga dugal ñu ci pharmacie bi ñu ne déetawaay nga indi ñu fii fan la man àll bi gis nga bi may wàcc sax dama am problème su sama daanu. fii moo jiitu fii suñu enfance la quoi bi ñu nekkee xale maanaam bi ñu dans les années 95 96 97 98 ba 2000 fii ñuy foosee daan jógee boobu temps sax mel woon nii léegi nañ ko defar ndax léegi am na ay yoon am na ay terrain football ak yooyu mais risque yi ñu doon def ci wàllu wér-gu-yaram. fii fan la ba pare leeralal ñi seet. fii mooy ñaaya boo ko déggee mooy tool yi dox diggante Pikine ak Guédiawaye particulièrement Golf Sud Las Palmas Paris ak Pikine mooy tool yi boo déggee dex mee bi nga daan dégg dex mee moo nekk suñu ginnaaw xam naa daañu fa nekk ci kanam. mais tool yi avant ñoo ñëw ci li nga daan def tool yi wàcc fa rek risque la gis nga sama wàcc. waaw risque la léegi tane na sax fekk nga ma tane ndax autant montagne la woon léegi yàlla dogal na suuf si sëkk nañ ko mbalit bi ñu fi tuur tout le temps moo tax dem nañ ba yoon yi baax mais autant montagne la woon ba suuf kese la woon amul woon dara. d'accord bi ñu ñëwee rek dañoo sol suñuy gants nga yor sa pot ñu gis la nga nekk ci ndox beeg ci mbalit bi di seet lan nga doon seet. vers de terre yu rouge yi sax yi nappe mu daan ut ci kii parce que sax yi en général ci wetu fosse lay nekk. bi ngeen nekkee xale nag ngeen ko daan defee da ngeen ko daan jël après. waaw bon suñu loxo pour wane rek ni parents yi nañu bàyyi xel seen doom bi ñu wàcc tool yi ñu tere leen ko. ban moment nga ko bàyyi ban moment nga ko arrêté. bon bi ma mujj pause mun naa dama xam arrêté sama dafa benn pause bu yàgg avant mi fi wàccaat dama nekk fi yendu bi ma yendoo ba pare jàpp jën lakk comme ni nga ko defee comme d'habitude sangu ci dex geek yooyu ba yéeg dama yéeg ñibbi rek ñëw fekk suñu kër am ay tànt ak yooyu man waa qu'est-ce qui se passe ñu ne ma saa yaay moo gaañu foofu kon donc informe bi loolu di suñu kër toj yëpp man maa ngi fi toog yëguma ko je savais même pas xaw ma lu xew parce que autant téléphone portable amul woon amuñu woon moyen bu la mën a communiquer li xew donc man yendu ba ngoon jot nekkee sama yaay gaañu suba te man yëguma ko loolu nag gën ma marqué ci la pause bàyyi tool yi ma arrêté ñëw tool donc ba à un moment donné su ma sa am ay problème après may wàcc ñëw toog jàkkaaru dex bi di ko xool parce que moo nekkoon sama lieu bi nga xam moom laa doon li ñu naan lieu de méditation moom la woon. léegi ñu dem nga wan ñu li nga daan def. ay ci ñu dem. waaye duñ lekk jën bi. jën bi nag duñ ko lekk parce que c'est pas hygiénique. kon jël nga ci leçon. grand-père gannaaw ba nga jàppee jaan yu xonk yi ba pare lii lan naka la tuddati sax. vers de terre yi. waaw mooy mepp lii 11 la quoi. waaw ba nga am 11 ba pare léegi ñëw nañ ci dex bi fi nga xam ni foofu ngeen daan nappee jën yi. waaw léegi dafa changé parce que bu njëkkaan ay yoon la parce que njaago yi ak fi ñu doon béyee ceeb léegi dañ ko defoon telle sorte mu rafet ba nga xam ne kenn ku ne nga am sa partie léegi ni ñoom protéger seen partie wu tool looloo andi woon protéger moo andi woon yoon na mu nekk sous forme de ban bu xasee boobu day nekk yoon ci lañ doon jaar taxaw di ci napp léegi amatul yoon moo tax ñëw fi nga xam te ni parax bi wóorul déjà parce que boo xoolee fii ay jaan ak ay yeew ak ay par lu nekk mi ngi fi lu nekk ngi ci biir ci fi ñu taxaw daal dara wóoru ci risque na. y a rien de sûr lu fi nekk fii nii donc mooy li xale bu def dara boo tey buy def dara du rendre compte âge bi ci nekk léegi xam nuy def damay dugg ci biir jël mepp bi def ko ci 11 jéem a napp wala expérience bi noonu def ñoo koy def ko nii boo ko defee nii ba pare boo ko jamee mu dugg léegi nag lii la jëm bi di seex comprendre nga gisoo ko nii ñii lañ koy def après ñuy xaar li da koy atti da koy lekk li mooy mepp boo gisee yaa ngi noonu summi nga sa dàll fu mu nekk nii mën nañ ne parcours grand-père moom parcours risque la bu ñu yegsee ba fii bu ñu demee Ndar daan na fa jël risque jaay pharmacie moom daa dëgg ak fit léegi turu garab bu la réer mën ngeen ko koo laaj waaye fii moom vraiment risque la parce que ñun ñi fi nekk sax ay gis nga nee na ma gis nga ban bi ma la doon wax sànni nañ téléphone am ba mu duggee rek ban moo ko pëtëxal moom dafa pëtëx ci boppam tubéy bi la doon bañ mu tooy waaye daa mel ni tubéy ba mujjee na tooy waaye grand-père est-ce que jar naa soreeti parce que boobu jeune nga léegi paa nga yaakaar naa ni suñu parcours bi moom parcours bu doy waaga ngi nii nee na ma lii doy nga waar de ma ne ko trop doy na waar moom
tiit te bi mu nekkee xale bi mu ko daan def daanu tiit dire que léegi màgg na conscient na ci li mu daan def. sa métier ngay doon mbër mu sàngum mësul bët artiste bu fonkee liggéey géewam du mës a géey. léegi problème bi mooy wàcc bi dellu si gannaaw jën ñi lekk nañ ver de terre bi waaye dañ koo cof nee na napp daa laaj patience ñoom dañ daan patient bu ñu daan toog di napp dañu jël seen temps nee na fii nañ daan yendu wan nañu naka la daan def léegi fu mu nekk nii ñu xool ndax doole jeunesse bi mi ngi fi ba tey ndax dina mën a wàcc. gis nga risque bi gis nga bi ma duggee fi ma ndox bi am xoolal fi ma ndox bi am gis nga fi ma ndox bi am. boobu njoolooyee woon. non j'étais jeune on était jeune xamuñu buñ jàng jee école ñu ngi fi buñ dem koor ñoo ngi fi léegi imagine fi ma ndox bi am fii nii xale bu am par exemple 15 ans wala 14 ans wala même 13 ans dugg fi. parce que amoon na ku fi dee woon. temps yi passé waa récemment am na xale bu fi dee woon parce que dafa ñu ànd ay xaritam gis nga ma dugg rek surux moom mu dugg surux xarit yi taxaw di ko xëcc mënuñu ko génne bi ñu ko xëccee ba sax mënuñu ko génne tànk bi kale moo leen sama tànk moo kale ci ban bi xale yi daw donc bi ñu demee waxuñu seen waajur tool lañ demoon parce que dañu koy tere man sama pap musul xam ni musul toog njort ni damay ñëw fii sama pap sama yaay musul woon njort ni man dinaa ñëw fii ba fi napp jën ba koy lekk samay grand frère de même parce que paa bi jàng lañu santoon jàng lañu santoon donc doon du fait que li tax prêter attention mooy on était les meilleurs parce que pire laa doon jël donc du ci prêter attention ci loolu noonu yow boo ñëwee andi ko kere mu gis ni jël nga premier pour moom yaa ngi jàng fekk yaa ngi def ay délits xale bi loolu passé xale yi daw bi ñu dawee waxuñu seen parents yi dara parce que tàggoowuñu donc sama benn xarit sama benn grand donc jot na ci am problème sax du ma wax turam moo doon romb far gis ko daal di koy génnee fekk ndox bi domee na ko ba mu lap ba dee donc jusque pour sensibiliser parents yi ku sa doom di wàcc tool na nga ko tere parce que c'est gis nga non dafa bëri ay insectes yi kenn xamul moom koy risques yi kay xamoon naa ko tu vois waaw loolu lii daal lañ doon daj Yacine suñu enfance bu ñu ko mësaan jàpp war nag dem tool yi fay ndaanaan suukar la safal na àdduna ay ndaanaan moo raw robinet boo leen gisee fi ñu taxaw ngeen xam ne ñi ngi Arcos Guédiawaye fi nga xam ni moom la artiste su Guédiawaye yëpp fi ni ñu ñëwee di presté di def seen prestation sànq xale bi lu mu ñu wax sax mu ne ndax lan dafa am tey. ndax foyer daa am tey. ndax foyer daa am tey mooy nag répétition Arcos dafa am tey moom nag fii la nar a tëjee li nga xam ni mooy émission parcours am en dernier lieu fii la ko nar a tëjee ñu dem xool naka la daan répété ak ki nga xam ni mooy Cheikh Mbacké nee na mooy mentoram mooy soutien am bu ñu paree ñu daal di tëj émission bi ñu dugg xool. Yacine ba tey ñu ngi ci benn lieu bi nga xam te ni lieu bi moom gën a marqué muy fi ñu toog tey muy Arcos bu Guédiawaye foyer Ndiarème foyer Ndiarème li tax ma taamu ko mooy sama relation yëpp sama ouverture ci wàllu théâtre ci wàllu public ci wàllu visibilité fii la commencé à travers Arcos bu Guédiawaye par le biais d'Aliou Ndiaye muy Pikini production bi tey donc fii mun naa ne affaire yëpp fi la baaxee ci wàllu jouer ci wàllu technique de théâtre ci wàllu defar la donc fii la commencé ndax yàlla ak waa Arcos moo tax ma xam Aliou Ndiaye ba tey may jouer ay bés
tourné ci dikkoon Madioro Dior bi tey loolu bu amee yàlla ak bërëb bii la muy bërëb bi nga xam te ni mënuma ko fàtte sama àdduna moo defar sama carrière ci gàttal bërëb bi moo defar sama carrière maintenant ci nan dama taxaw benn sama mentor muy Cheikh Mbacke Niass ci liggéey ma nekk bi may déggee dafa amoon 3 maîtres enseignants yu fi nekk muy Tan Bombe Deetu ak moom instant fekk man may ñëw sax fekk naa mu def beneen liggéey mais nekk fi woon Deetu dafa ma sax benn wax ju am solo mu ne ma bàyyil comédie ma ne ko ok dinaa ko bàyyi mais ci wàllu defar tàggat ak yooyu topp ma Cheikh Mbacke ma toog naa ma da ngaa njool dindi lii defal lii moo permettre à ce que ma mën a incarner tey Tonton Libaas mën a génn def boo nga stané bés différents rôles laa joué rôle médecin rôle avocat rôle kii lépp bu ñu ko amee yàlla tàggat boobu mi en scène tàggat ñu mais Cheikh Mbacke dafa joué rôle bu important moo tax tey ma choisir ko pour mu ñëw taxaw fii pour def témoignage beeg yooyu. waaw avant tout d'abord damay remercier grand le fait que mu choisir ma ñëw taxaw def témoignage ci moom parce que lii may def ci moom daanaka kenn ku ci nekk ci kuréel gi ñu yor mën na koo def ci moom parce que nit la koo xam ni ku nangu la d'abord loolu benn fort la boo xam ni loolu moo njëkk ci nit mooy nangu te fi ñu jamono toll ak ni aar bi demee bariwul ñoo xam ni dinañu am li mu am moom nangu nit wax la recadrer ne la doxal nii waxeel nii dugal fii génnal fii parce que c'est difficile nit mën na ko defee ci anam yu wuute mën ko defee ci anam yu metti mën ko defee ci anam yoo xam ni soo bàyyiwul xel techniquement li muy wax wala doonoo ko yàlla baaxe mën nga jàpp ni peut-être daf laa bañ wala daf lay contrôler alors que du loolu bien vrai que nag bi mu fiy ñëw ñun duñ ci dara parce que présentation bi mu def lépp loolu dafa xaw a rëy nag ci ñun quoi wax dëgg yàlla li mu def nooy ñun noonu la ñu mel wala naaw rëy na loolu nag wax dëgg yàlla parce que ñun moom ay taalibe lañ rek et puis li ñu doon def jàpp ñu ne professeur bu taxaw ak élève am la dañu jàpp ni donc nit ku taxaw ak nawleem la échange la quoi parce que théâtre en matière de théâtre échange la li mu wax sànq ni maa ko waxoon ni ko succès da nga koy jiitu man it dafa am ku ma ko waxoon ndem si yàlla ji Makoddu Mbeng yàlla na yàlla yeesal njéggal ci kawam te fa mu nekk gënal ko fii moo ñu musa woo yor ñu grand théâtre 2 mois yoo xam ni formation la formation boobu Aline Mbaye nga ci woon dafa dekkoon diggante Guédiawaye Dakar Pikine Rufisque mu woon bi ñu génnee ci formation mu woo ñu ba ñu ñëw mu ne problème bi ma gis ci yéen lenn rek la mooy souvent seen succès yi dafay ñëw rek ngeen di topp ci succès yi di cabotonner maanaam ñu ne leen cere ji neex na rek ngeen def ko benn affaire boo xam ne après da ngeen di mujj ridicule quoi seen succès yi avant ngeen di am succès da ngeen koy jiitu da ngeen koy nekk avant ngeen ko doon quoi. parcours ak Babacar Gueye ñeneen ñi naan tonton Libaas ñi naan grand-père fii nañ ko nar a tëjee moom nag comme ni ngeen ko gisee yóbbu nañu Ndar Hydrobase yóbbu nañu ci hôtel bi yóbbu nañu Tefes Diamaguène pont wu Ndar ñu jóge fa mu indi ñu fi nga xam ni mooy pharmacie ba ñu pare mu yóbbu ñu tool ya mu tëjee nag fii nga xam ni mooy Arcos nee na fii la jaar ba fël la présenté ñu ki nga xam ni moo ko dalal muy Cheikh Mbacke waaye tonton Libaas yow sànq maa ngi dégg Cheikh Mbacke naan la jàng nga bul nangu di def yenn erreur yi jàng nga ba fan. waaw jàng nañ ba am suñu diplôme am nañ dafa am bac. après nag donc dañuy gis ni Sénégal moom jàng amul njëriñ ndax jàng finalité bi xaalis la léegi boobu nga teelul xaalis donc da ngay jàng pare après ji xaalis. donc mii noonu Cheikh Mbacke côté boobu la waxee mu ne ma comme jàng tam culture générale donc il faut à sax nga am taxawaay maanaam dafa doon wax ci côté pour ma incarner rôle yi bàyyi comédie bi tuuti incarner leen rôle yi. rôle intellectuel. d'accord te genre maa ngi ciy génn bu baax a baax a baax. tonton Libaas nee naa la grand-père tonton Libaas nag si Madior ak Dior rôle boobu naka nga ko jëlee ak accent bi ngay utiliser. waaw tonton Libaas bi dañ ma ko jox bon même bu dee mënuñu ko sax maa ngi ciy génn parce que ku ne xam ne ni boo doon jël Sénégal kii daa ko joué rôle ñàkk Sénégal Jean-Michel la Cheikh Omar Kabou ko sal de passage moom bu duggee da nga yaakaar ñàkk la mais chance ma ci am mooy ñoom Cheikh Mbacke rek ñooñu tàgg nañu ñooñu xamal personne ak personnage waaw mën nga dugg ci personne bi nga génn ci duggaat ci même personnage donc Sénégal nag ñoom dañu yaakaar ni man ñu bëri meewoo dama dañ foogoon ñàkk ga dañ foogoon ivoirien ga man sénégalais laa waalo di ndar d'origine donc mi ngi noonu. réalisateur bi moo la jox accent bi ngay incarné ci rôle bi wala yow yaa xool xam ne da nga war a indi sa touche personnelle. non loolu moom ci côté dama ci sant Aliou Ndiaye bu baax a baax grand Aliou Ndiaye moom woo na ma
rôle Sénégalais bu yàgg Côte d'Ivoire bu déggu olof mu laa bëgg nga joué man ko grand est-ce que loolu moom est-ce que doo xool ba ne kii moom yaa koy def boobu xamoon naa ni mi ngi ci man mais bëgguma woon yàq produit jàmbur mais après da ngay xalaat fi nga jaar xam ne am nga formation def nga formation théâtre moroom mu jox ma ko ma def ko premier jour deuxième jour mu marché ñu ne ma def ko mais ce qui est sûr xamoon naa ne am naa formation bi lu ma def mën naa ko defal. tey foo romb ci mbedd bi xale yi gis nañ leen tonton Libaas nañ lay wax Madior ak Dior fan la yóbbu tey ci sa carrière. waaw Madior ak Dior donc yóbbu na ma fi bari sama carrière donc tax na nit ñi gën ma xam davantage parce que même bu dul Madior joué naa ay ditantu série moo ko Pooc juste lu Abdou mu joué bés nga gis ni différents rôles laa joué mais am benn personnage bu taxaw bu fixe bu ñëpp xam Madior ak Dior la franchement parle mooy série ma gën a lancé ci série mu tourné yëpp. am naa ci may na ma lu ne may na ma connaissance may na ma ay nit ñaa xam man de yaa Madior Dior may nuyu képp ku may solal du mës jënd yére bu Aliou Ndiaye jëndul day gis kenn ku ñaw yéreem yëkkati jox la xadaa Diop da koy def jékki-jékki ñaw benn façon bu rafet na ma am solal donc loolu la ma may na ma ay connaissance may na ma tuuti koppar weccit. may na la wéccit bu baax dégg nañ sànq madame Ndiaye ci pharmacie bi lu mu wax grand-père bàyyi deedeelu bi waaye Madior ak Dior est-ce que yomboon na tamit pour nga jouer benn rôle boo xam ni da ngay nekk en fusion comme ni nga ko defee yow ak ki nga xam ni mooy yaayu Aram ni ñu leen gisee yéen ñaar ak Aram tamit ci kër est-ce que yomboon na parce que mosoo jouer ak ñoom. c'était pas facile du coup que man artiste la donc Dior ndaanaan la ci wàllu jouer Mariam ñi ba moo nekkoon premier produit donc te yombul woon il faut ñu ne ci kër gi parce que boo xoolee Madior ñun ñuy tourné ñoo dëkk chance bi ñu am mooy Aliou Ndiaye dafa def de telle sorte que ñun ñuy tourné ñuy dëkk ñooy tourné ñooy añandoo ñooy naanandoo ataaya ñooy waxtaan dañ dem ba complicité bi dugg dañ dem ba am ba ñemente bu ñu xasee ba ñemente nag liggéey day yomb mais c'était pas facile parce que man boo seetloo premier épisode bi sax damay wax mu yàgg nga sentir accent olof bu ñëwaat na donc c'était pas facile mais yàlla dogal na génn nañ ci bu baax a baax Dior moom macha allah dafa am talent dafa am doom bu nekk ci moom Mariama aussi elle s'en est bien sortie dëgg yàlla. pour une première donc elle a réussi son rôle donc c'était pas facile mais mujj nañ ko réussir. d'accord léegi wax nga ñu sa parcours dégg nañ sa parcours waaye ñu tëjee nag soxna si am nga soxna wala parce que xam naa ni moom Madior ak Dior bi mu génnee jigéen ñaa ngi rang. waxoo déedéet de maa ngi lay dégg sànq. non jigéen ñi ranguñu pour tonton Libaas looy not ci moom. tonton Libaas xale yu jigéen ñi moom mu ñu tonton Libaas lii tonton Libaas du joué moo leen neex ñenn ñi sax dañu ko yërëm ndax ñu ko Mariama def mais nekkul nobel nekkul bëggeel nekkul rang pour dara nobatew ñu dañoo fan tonton Libaas ci à travers rôle bi def rek xale yu jigéen samay xarit lañu man de nature jigéen samay xarit lañu bu duggee sama ko xale jigéen ñëpp samay xarit lañu et tout soxna si amoon naa mais amatuma quoi. amatoo soxna. déedéet amatuma soxna. am nga ay doom. non amatoo. ah d'accord ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw di tàggatoo sant Serigne Touba bu baax suñu wasila suñu buntu suñu yaakaar li may wax rek mooy dañuy tàmbalee ci moom di jeexalee ci moom di wax rek ni kontaan naa ci interview bi di gërëm képp mooy ma sa jàppale sama àdduna maa ngi lay gërëm mention spéciale à mon père parce que j'ai un père exemplaire sama papa dafa nekk papa ji nga xamante ni nee naa donc il est différent man de xaw ma kenn moom laa xam sama papa laa xam donc bi may commencé neex xool mais dafa mujj ko neex dafa bëgg njaboot bëgg doomam mention spéciale à moom sama copain yi may ànd jot ñu leen jël nañu jéggal te xam ne temps bi la mënuñu jël ñëpp sama copain yi ñoom Jegaan Souley Mor Ahmed waa Pays Bas du ma lim su ma limee du ma jum dama dul matal mënuñu leen jël ñëpp waaye bu sama papa waxee sama yaay wax rek quelques personnes wax dafa mel na waxal nañu ñëpp di jéggulwaat ci côté boobu baax parce que du ñàkk bu génn ñoom ak grand-père moo tax jëloon parce que ma bëri xameel grand-père ñu ko bëgg ñoo bëri sama waa groupe WhatsApp bi ñoom Mamiche madame Tabara ñoom Fatou Aydara Caca mënu ma lim. bul lim. grand-père jërëjëf. Yacine jërëjëf. j'espère que liñ leen indil tey neex na leen ki nga xam ni moom mooy grand-père Babacar Gueye ñu indi ko wax leen parcours am de A à Z on espère aussi que dara umpatu leen ci moom ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen émission ak suñu beneen invité.